sang bi jóge na albasti wàcceel nu ilmul laduni xam-xam bi ci gën mooy ilmul yaqiin gëm-gëm bi ci mat mooy xaqul yaqiin kon faw ñu ànd ak borom leeru ilmul yaqiin di almahdi ñu teewlu ko si Waladun Yaati ñu teewlu ko si Waladun Yaati ñu teewlu ko si Waladun Yaati ñu déglu ko si Waladun Yaati mu nandal nu ilmul laduni si géeju leeru Waladun Yaati géeju leer gi mën a nandal ruuxi yëg leen ko mooy Waladun Yaati yow sang bi ñu teewlu ko si Waladun Yaati ñu teewlu ko si Waladun Yaati mu nandal nu ilmul laduni si géeju leeru Waladun Yaati Seydi Ahmad dey na sang bi lu mu masul dey keneen Mawlaaya Cheikh li mu jox Almahdi li mooy garanti mission bi yëg leen ni Waladun Yaati mooy tasaare kaddu leeru sang bi Waladun Yaati jotalil askan wi li sang bi jële ci Seydi Ahmad Mawlaaya Cheikhu Tijaani waajal sang bi ngir mu ñëw sobe axiru zaman ñu teewlu ko si Waladun Yaati ñu teewlu ko si Waladun Yaati mu nandal nu ilmul laduni. Seydi Ass lan moo la motivé ba nga bàyyi sa yitte yëpp nga ñëw Medina Cheikh Tidiane yéen fi gàmmoo. waaw asalaamaaleykum soxna Astou maa ngi lay nuyu di la ziar di kontaan ci interview bi bon di wax ne juste rek man li ma motivé ba ma ñëw fii Medina Cheikh gàmmu si c'est parce que dama fi gis sama bopp gis fi aussi njëriñ waaw parce que ñun moom dooleeku fu ñu ko am surtout ci côté yàlla vraiment on se donne l'autorisation dem jël ko loolu moo tax ma ñëw fii Medina Cheikh gàmmu si vraiment loolu moom ma fi indi. macha allah Seydi Ass ñu gis ndaw ñu bëri tey ñu topp ki nga xamante ne nii mooy Mawlaaya Seydi Mouhamed El Cheikh ndaw ñooñu te ñooñu heure bi waroon na leen fekk xëy na ñu nekk ci leneen mais tey ñu ngi bàyyi loolu yëpp malaanam boo ñëwee ay xale yu ndaw nga fay fekk ñu toog donc yow xale yooyu naka nga gisee seen dund ak yow lan la Mawlaaya Seydi Mouhamed El Cheikh yokk ba tax tey nga mën a ñëw teewaay boo xamante ne nii bu remarquable la. waaw comme ni nga ko waxee rek koo xamante ne la bon Seydi Mouhamed El Cheikh dafa tax ñu gën a fonk sunu diine en quelque sorte. waaw te malaan bi ngay wax noonu aussi li tax ndaw ñi léegi sawar a toog ci mbalaan c'est parce que ñun gëmuñu woon ne mën nañu toog ci mbalaan am concentration à 200% nag laa wax ma 100% gëmuñu woon mën nañ loolu mais avec Seydi Mouhamed El Cheikh dañuy am sax plus que 300% ci concentration ci mbalaan di dund ci mbalaan yeneen réalité yu nga xamante ni bon yaakaar doo ni maanaam lu ñuy wax rek la quoi mais du lu ñuy dund. dëgg la yéen ñi nga xamante ne ni tey yéenay toog ci malaanu Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane yi te Seydi Mouhamed El Cheikh nandal leen ci loolu mu nekk loo xam ne kenn mënatu ko weddi bu ñu gisee ay yeneen taalibe Cheikh tey ñu ne nii taalibe yi nga xamante ne ñooy taalibe El Cheikh yi defuñu lu dul zikr kese loolu yow ñooñu lan nga leen di tontu est-ce que zikr bokkul ci li nga xamante ne nii moom mooy yokk jaamu yàlla doomu aadama bi.
waaw zikr moom li ñuy wax rek zikr dafa doon jaamu yàlla bu matale loolu defe naa sunu borom moo ko wax bon Seydi Mouhamed El Cheikh nag xamoon lu ma gën a neex si moom mooy avec lui man su ma ñëwee fekk malaanu bépp tijaan damay fier a toog ci malaan mi waaw ni may ñëwee fii Medina Cheikh fekk malaan mi ma ñëw toog am nekk à l'aise feneen fu ma fekk tijaan bu ma ñëwee aise boobu laay am ci malaan mi maanaam dafa xaw a dindi en quelque sorte division yi ñooñ def ci biir kër tarixa Cheikh parce que réalité bi mooy kër Cheikhu Tidiane benn la te loolu man personnellement nag li may wax sa engagement ci biir xadara Seydi Mouhamed El Cheikh laa découvrir rôle ndekete benn mbalaan kese la muy mbalaanu Cheikh waaw moom vraiment loolu daal laa am lu may wax ci côté boobu noonu te taalibe Seydi Mouhamed El Cheikh moom vraiment tax nañu fonk diine waaw tax nañu fonk diine parce que zikr bi ci diine ji la bokk waaye am na yeneen pratique yoo xamante ni amaana buñ koy pratiquer avec rigueur ci biir diine moom vraiment c'est grâce à lui. sang bi sunu soppe leer gi doy na seede ñun de ku nu laaj fii ba ëllëg loolu la ni seede sang bi la nu sopp leer gi doy na seede ñun de ku nu laaj. asalaamaaleykum yaa Seydi est-ce que mën nga présenté wu. macha allah waaw Seyda Khadija man maa ngi tudd Gori Mbodj bokk daayiratul Iman Dakar maa ngi xam sang mi nag depuis 2016 depuis boobu nag ñu ngi ñëw gàmmu sama premier gàmmu maa ngi ko def fii en 2017 waaw mooy ren kon mooy sama 3e fois may ñëw gàmmu. donc lan moo leen indi fii tey ci gàmmu Medina Cheikh 2019 bi lan ngeen fi xaar. macha allah soxna Khadija waaw xam nga gàmmu moom dañ ne pour màggal gudd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku nekk xam nga lu muy représenté si jullit su guddeem ñëwee rek jullit ñëpp fu ku nekk da ngay dem si ki nga xam ne moom nga yaakaar ne moom moo la mën a waxal si yonent bi pour nga gàmmu si moom. ñun tam ren looloo ñu indiwaat Medina Cheikh parce que ñun suñu kilifa mooy sang bu tedd bi nga xam ne mooy Seydi Mouhamed El Cheikh moom lañ yaakaar. moom moo ñuy wax si li nga xam ne moom lañ soxla si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo taxoon ñu ñëw fii pour fekkee si gàmm ba pare gàmm moom dafa nekk gàmm bu exceptionnel lu tax mooy gàmm gi dina am 4 jours yoo xam ne da ngay dund si vie spirituelle yoo xam ne yow mi fi ñëw kese yaa koy mën a xam. parce que comme démb nu ñu defee nuyu Mawlana Cheikh mooy suñu tëj bourde bi ñuy def jour bi si topp te muy vendredi bi tey symposium bi ginnaaw loolu samedi nekk gàmm après. dimanche bi ñu am wasifa tisbaar boo xam ne moom da koo jot si ndigalu Mawlana Cheikh xam nga loolu kon yu am solo loo xam ne la ku yàlla may tawfiix nga koy teewee rek da nga war a sant yàlla. ñun de ku nu laaj fii ba ëllëg loolu la ni seede sang bi sunu soppe billaahi wallaahi leer gi doy na seede sang bi quand je pense à vous c'est comme si j'étais dans un avion qui survole le paradis pour vous dire que vous êtes la beauté elle-même. Nous vous aimons d'un amour sincère que nous gardons dans nos âmes. Sang bi sunu soppe leer gi doy na seede ñun de ku nu laaj fii ba ëllëg loolu la ni seede sang bi la nu. asalaamaaleykum wa rahmatullah yaa Seydi. waaleykum salaam. ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax est-ce que mën nga présenté wu. waaw man maa ngi tudd Bara Sadji nekk daayiratul Iman bu Italie waaw maa ngi xam sang bi en 2016. macha allah kon Italie nga jógee léegi bii mooy sa première fois bu nga xamante ne yaa ngi ñëw Medina Cheikh wala yaa ngi soo gis sang bi wala seen xamante yéen ñaar naka la demee. waaw sang bi mooy la première fois ma koy gis ci shahada waaw depuis bi ma ko xamee en 2016 ba léegi maa ngi door a am opportunité wu ñëw fekkee gàmmu fii nii si Medina Cheikh Tidiane waaw suñu xamante maak moom
mu ngi jaare ci Serigne Babacar Sy waaw ndax dafa nekk sama sëriñ nekk sama soppe nekk sama lépp waaw am sama benn coloré bu ñuy wax Aline Sidibé gis waxtaan bi mu def ci Serigne Babacar Sy mu yónnee ma ko ci noonu laa découvrir sang bi waaw kon mun naa xam ne Serigne Babacar Sy mooy suma buntu ci sang bi waaw. macha allah léegi naka nga gisee xadara bi naka nga gisee Seydi Mouhamed El Cheikh naka nga gisee Médina Cheikh yooyu yëpp sa impression ci gàmmu gi. wax dëgg yàlla gis naa ni organisation bu jaar yoon la ma gisee Médina Cheikh mooy ëttu leer la boo fi duggee tu sens nettement que ni fii nii ëttu leer la li muy jàngale loolu mooy li nekk fii nii mooy di pratiquer la religion avec rigueur loolu laa gis fii nii te loolu aussi moo nekk ci yeneen xadara yi nga xamante ne fa laa jógee waaw def lumière muy sa priorité si jamono yu ñu toll nii loolu laa fi gis tamit bi ma ñëwee depuis démb ba léegi nii macha allah. séance de zikri séance de guddi ajuma yi wax dëgg yàlla wasifa yi wax dëgg yàlla loolu laa fi gis quoi. di kontaan ci sang bi ci jaxasoo bi ni muy jaxasoo ak taalibe yi wax dëgg yàlla dindi li nga xamante ne ni moom la nga xamante ne ni sëriñ su bëri nekkee woon te moom yàlla def ko nitu yàlla mu briser manteau boobu noonu nga xamante ne ni jàngal taalibe yi li nga xamante ne ni mooy vrai jaamu yàlla jàngal leen li nga xamante ni mooy tarixa bi vraiment ñu ngi leen di sant di leen gërëm yéen tamit ci seen taxawaay ak seen liggéey. mooy doomi Cheikh Tidiane leer gi doy na seede. Oh Cheikh Tidiane souverain des âmes. Oh Cheikh Tidiane, est-ce que avons-nous compris votre suprématie qui est légendaire? Vous êtes notre seule raison de vivre pour toujours. Sang bi sunu soppe leer gi doy na seede. ñun de ku nu laaj fii ba ëllëg loolu la ni tey nag ñu toog ak soxna su tedd macha allah mu jóge ba France ñëw tey ci ñëw gàmmu see ci Mawlaya Seydi Mouhamed El Cheikh ñu bëggoon xam soxna su tedd si lan moo la motiver soxna Aïcha Kane ba nga dagg billet ak billet ni mu cher yi nga bàyyi ko fa nga bàyyi fa njaboot bàyyi fa lépp ñëw gàmmu si ki nga xamante ne mooy Mawlaya Seydi Mouhamed El Cheikh di xalifa Cheikhu Tidiane pire nag macha allah. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu mbokk yi donc di leen ziyaara bu tedd di jiital nuyoo bi si suñ sang bu tedd bi yaa Mawlaya Seydi Mouhamed El Cheikh donc man li ma tax a jógee ba France ñëw fii dama bokk si daayratul iman bu France donc dama ñëw une fois xadara sama benn xarit bu ma seeti woon mu yóbbu ma xadara boo doon am foofu seen bâtiment fu mu dëkkoon ma dem une fois xadara ba donc ñu accueillir ma bu baax ouvrir ma les bras te xamoo ma woon kan mooy ya Mawlaya Seydi Mouhamed El Cheikh xutbul aktabul kabir donc bi ma ñëwee si xadara bi ma gis ñi ma fa fekk am pas-pas loolu am motivation ci li ñuy def ma gis ne que duñu ay caaxaankat donc loolu motivé ma donc le fait que ma ñëw si xadara bi donc découvrir yu bëri donc yàlla boole maag ndeysaan nit ku tedd di sama soppe di sama wasila Khalifa Mbaye Gassama ndeysaan mu teg ma si yoon jàngal ma lu bëri si diine bi parce que auparavant c'est vrai que voilà diine bi xaw ma ci woon pratiquement dara. macha allah soxna si boo nee rek. macha allah mu teg la ci yoon. kon xam nga ne Seydi Mouhamed El Cheikh. bi nga xam ne léegi yokk na la ci sa diine bu baax. ndax yëg nga loolu soxna si. yëg naa ko parce que gaa moom julli bi moom bokkul woon ci samay préoccupation donc léegi yàlla def na rek julli bi da nekk na lu ma farataal donc. koor gi tam pareil et ñi may bokkal xadara bi tam ma ñu ngi déggante bu baax te à chaque fois bu ñu déggante ci waxu leer la ñuy wax ci kàddu leer la ñuy wax donc bu ñu tasee tam xadara nekk benn famille donc voilà en fait dama daan dem xadara bu jeexee damay yàkkamtiwaat vendredi jotaat ba ma delluwaat pour gisanteeg mbokk yi. sang bi la nu sopp mooy doomi Cheikh Tidiane leer gi doy na seede.
Cheikh Tidiane, souverain des âmes. Oh Cheikh Tidiane, est-ce que avons-nous compris votre suprématie qui est légendaire? Vous êtes notre seule raison de vivre pour toujours. Sang bi sunu soppe, leer gi doy na seede. ñun de ku nu laaj fii ba ëllëg loolu la ni seede. Sang bi la nu sopp. sang bi yàlla dafa def ñun lay 2007 yooyu 2017 lañ ko commencé suivre yaakaar naa ay 2018 yooyu lañ fi ñëw dëgg yàlla bi nga koy suivre nag ñuy déggu si waxtaanam yëpp yu mu def waxtaan yoo xam ne def na ko si mag ñu baax ñi. bi ma gën a touché mooy waxtaan bi waxtaan si sëñ Babacar Si nga xam ni mooy sama soppe yàlla def na bi ma ko déggee rek laa ni kii am na lu ko yàlla may. dëgg yàlla ma ànd see Cheikh Gora ñu ñëw fi biñ fi ñëwee si la may yeesal jox ma werd bi dëgg yàlla ma am loo xam ni maa la koy tardé si tarixa bi te dëgg yàlla moom moo si def yokkute waaw moom moo si def yokkute bu baax a baax a baax a baax dëgg yàlla demoon naa ba mujj bi sax moom jóg 4 heures demaate woon waaye dëgg yàlla bi ma nekkee si keppaaram ba léegi dëgg yàlla yokkute laa si gis daal yokkute jaam yàlla bu baax a baax a baax jamono bi ñu toll nii nga xam ni sànqute da see yomb lu la si nit xëccee di la bëggal lu baax na si gis sa bopp rek santal yàlla dëgg yàlla ndax man duma fu ma mën a dem sax nit ñi danaa ma yow léegi da nga am beneen changement quoi da nga am beneen kii ko rek sama beneen mag noonu la doon def di si xeex te moom dafa ñëw ni ko yow sa rakk ji juddu fi lu du bërki dem fu mu ko fekk muy sañse di dem daayira wala fenn rek moom ba mu ñëwee moom ma koy expliqué man ko loolu jot a xeex xam na dañuy jamono bi doo nekkee su lu baax rek si sant yàlla bu baax ndax du ma defoon leneen tamit noonu la nga koy waxee waaye dañ sant yàlla bi nekkee si keppaaram yàlla xamloo ñu ko kon dañ si sant yàlla bu baax a baax. sang bi sunu soppe leer gi doy na seede. ñun de ku nu laaj fii ba ëllëg loolu la ni seede. sang bi la nu sopp leer gi doy na seede. ñun de ku nu laaj fii ba ëllëg loolu la ni seede. sang bi sunu soppe billaahi wallaahi leer gi doy na seede. sang bi quand je pense à vous c'est comme si j'étais dans un avion qui survole le paradis pour vous dire que vous êtes la beauté elle-même. Nous vous aimons d'un amour sincère que nous gardons dans nos âmes. sang bi sunu soppe leer gi doy na seede. ñun de ku nu laaj fii ba ëllëg loolu la ni seede. sang bi la nu sopp mooy doomi Cheikh Tidiane leer gi doy na seede. oh Cheikh Tidiane, souverain des âmes. oh Cheikh Tidiane, est-ce que avons-nous compris votre suprématie qui est légendaire? Vous êtes notre seule raison de vivre pour toujours. sang bi sunu soppe sang bi jóge na albasti wàcceel nu ilmul laduni. xam-xam bi ci gën mooy ilmul yaqin. gëm-gëm bi ci mat mooy xaqul yaqin. kon faw ñu ànd ak borom leeru ilmul yaqin di almahdi. ñu teewlu ko si wala dunyaati. ñu teewlu ko si wala dunyaati. ñu teewlu ko si wala dunyaati. ñu déglu ko si wala dunyaati. mu naan
autorisation yooyu yonent bi yamu ci ndax dafa jël la nga xam ni moo doon crème bu mu mës a denc ci lumière te mu di salatul fatiha mu ni Mawlaay Cheikh Ahmed Tijaani tàllalal sa loxo mu tàllal loxoom mu jël lumière bi teg ci loxo jël autorisation bi teg ci loxo jël moomeel bi teg ci loxo et que sa mission nag mooy koo yéene cër rek bu la neexee sédd fa la tariqa tijaaniya doore boobu yonent bi la ak Mawlaay Cheikh Ahmed Tijaani waaye lépp di xewee ci monde shahada Mawlaay Cheikh ni ko dina am ñu weddi dina am ñu weddi ni ñëwoo woon jox ma wér ndax mënul nekk yonent bi ni ko ñiy weddi dañu mosul ci salatul fatiha parce que bu ñu ci mosee dana mën a ñëw ci ñoom ba ñu mën a dëggal cër bi nga xam ni yëkkati naa ko te muy tariqa tijaaniya jox. salaamaaleykum alxalifa ñu ngi lay nuyu di la ziar dañoo bëggoon a xam sa réaction ci mawlud 2019 bi ci li nga xam ne sang bi jàngale na ko à chaud ak ban réaction mystique moo si làqu. waaw donc rek comme niñ ko xalaatee woon ak niñ ko gisee woon ak nu mu daan demee comme chaque année rek mu nekk loo xamante ni du surprise ci ñun ndax xam nañ ni moment de gàmmu à chaque fois. lu exceptionnel lay doon waaw lu exceptionnel lay doon waaye tamit lu rëy lay doon moo tax nag li mu fi jàngale tey ci astri sànq bi ñu toogee ci salon bi di waxtaan ak moom mu ngi ñuy wax ni dafa waxtaan ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko cette année lan lay waxtaan ci yow yonent bi ne ko génneel ma jàngal ma man rapport bi ma am ak astri waaw donc mu nekk loo xamante ni te ni mu ko indee fii ak ni mu ko jàngalee macha allah mu nekk lu exceptionnel voilà donc vraiment année bi encore réussite la di ñaan yàlla rek yàlla may ñu l'année prochaine ñu fekkewaat ko ci jàmm yàlla may ñu ci ndam comme ni mu ñu ci leen may ndam yàlla may ñu ci aussi fekkee ak tal ci barke sang bu tedd di Mawlaay Seydi Mouhamed Cheikh ya imam al mahdi ya ibnu Cheikh Tidiane ya imam al mahdi ya ibnu Cheikh Tidiane ya sayyidi ya fi toogal Cheikh ya habibi ya fi toogal yonen ya nuru ya fi toogal yàlla ya mawlaaya ya di sangu jamono Seydi Mouhamed El Cheikh ya imam al mahdi ya ibnu Cheikh Tidiane ya imam al mahdi ya ibnu Cheikh Tidiane ya sayyidi ya fi toogal Cheikh ya habibi ya fi toogal yonen ya nuru ya fi toogal yàlla ya mawlaaya ya di sangu jamono Seydi Mouhamed El Cheikh